kon ci Fafamee ni demoon nga ci tournée fan yile bi ngay soog a ñëw ci bëgg a saytu naka la secteur bi di doxee yan difficulté déjà ak yan mbëbët nga ci def. macha allah parce que ba ñu dugg see ba tey li ñu njëkk a def mooy waxtaan ak secteur bi waxtaan ak secteur bi moom mooy li nga xamante ne docteur loolu la war a def mooy diagnostic situation contextuelle xool fu yëf yi toll ak lan lañ ko war a def ak lan mooy yi nga xam ne moom la ak askan wi ñuy liggéey ci biir artisanat lan mooy seeni problème moom mooy première li ma njëkk def mooy waxtaan ak président chambre de métier yi parce que chambre de métier yi tey ñooy ñi nga xamante ne suñu liggéey ak li nga war a def ci terrain bi ñoom ci seen loxo la ne ba mu weesoo loolu ñu waxtaan ak OPA yi moom mooy ñi nga xam ne mooy organisation professionnelle des artisans lu mu weesoo loolu tamit ma toog nag di wax individuellement ak ñi nga xam ne ñoo yàgg seen secteur bi ŋànk ko bu ñu weesoo loolu tam man ma def tournée dem directement li nga xam ne ñu ngi la ko doon wax ak ñi ngi la doon dëy nga dem gisal ko sa bopp ci loolu tamit mu amoon fekk ci kaw suñu kaw table ay dossiers yoo xamante ne yu xaw a yu yitteeloon bu baax mboolem ñi liggéey ci artisanat ak muy problème mu aide Covid bi nga xam ne président de la République Macky Sall ci baaxam ak ci yéwénam moo ko yéwénal ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci artisanat. mu tolloon ci 25 milliards. muy 25 milliards yoo xamante ne monsieur le président de la République def ko pour jàppale leen ci seen liggéey ak ci seen ni nga xamante ne jafe-jafe yi ñu doon dund parce que ñëpp leer na leen ne waa artisanat dañuy dund jafe-jafe yu bare ci Covid bi ndax soo gisee ñi nga xam ne ci ñooy artisanat d'art tourisme bi moo leen daan dundal. tey dafa tënku. ñi nga xam ne tamit ñoo doon liggéey ci restauration yi saa yi ñu tëjee wala ñu def couvre-feu ñoom it ñu nekk ci jafe-jafe ak noonu muy mécaniciens yi ak ñooñu ñëpp. loolu muy xam ne lu am solo lu président def ñun ñu dem ci askan wi def lancement bi waxtaan tem ak ñoom ñu wax ñu seeni mbébét. ak li nga xam ne moom la ñu jànkuwanteel. alors monsieur le ministre gannaaw bu ñu la dalalee man peut-être man li ma bëggoon a xam mooy par rapport ak nombre de personnes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur bi parce que quand on dit artisanat. ñàkkul ni secteur la bi nga xam ne dafa xaw a transversal. la mu ëmb bëri na. donc ci xayma ñaata la mais au-delà tey jii nii par rapport ak li nga xamante ni moo di koom-koomu réew mi. à hauteur de combien de pourcent lañ ko mën a estimer maanaam apport bi nga xamante ni moom la artisanat di indi dans l'économie du pays. waaw artisanat nag ni nga koy gis nii. dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ci réew mi tey soo xoolee ci li nga xamante ne tey ñooy ëpp ci ñuy liggéey ci artisanat lañ jógee ndaxte soo defee tey ANSD mi nga xamante ne mooy xayma luy dox ci biir Sénégal yëpp waa ANSD ba ñu defee seen xayma nee nañu téeméer yoo gis ñuy liggéey ci Sénégal ñeent fukki yi ñu ngi ci artisanat kon loolu muy wane ne kon artisanat lu am solo la. soo ko boolee ak li nga xam ne mooy secteur informel. ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ndey parce que artisanat ñi ëpp ci ñoom ñu ngi ci secteur informel tey soo gisee téeméer bu ne li nga xam ne mooy liy dugg ci alal ci réew mi li muy doxal réew mi maanaam 41% maanaam ñeent fukk ak benn ci téeméer bu ne ci alal buy dugg ci réew mi. ci ñu foofu la jógee kon xam nga ne kon suñ koy xaymaa gis nañ ni ci ñu ëpp doole ci liggéey ci réew mi ci lañ bokk ci ñii nga xam ne dañuy liggéey nag secteur informel bi soo ko boolee ak artisanat presque juróom-benn fukk ci ñi nga xamante ne ñooy liggéey yépp te soo gisee tam ci même secteur formel bi ñi nga xam ne ñooñu la ñuy wax formel téeméer boo ci gis ñaar fukk yi informel lañu mooy journalier yi ak yeneen kon wax la ne secteur informel lu yaatu la ci réew mi lu am solo la ci li muy indi waaye teewul ne mi ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu bari. justement monsieur le ministre 25 milliards yooyu xëy na doo leen di ñamale la rek dañ leen di xaw a jàppale ci jamono gi nga xamante ne ñëpp a impacté mais aussi pour la relance du secteur parce que tamit loolu tamit war ngeen ko xalaat ndax fu jamono toll moo tax. waaw te jafe-jafe yi bari. jafe-jafe yi bari na lii président def ab ndimbal la ndimbal nag li ñuy wax ne bërëngu dajul suuf. ndimbal la. te xam naa ne maa ngi ak artisans yi maa ngi ak ñoom bés bu ne ñoom ñu ngi ciy sant président bu baax xeebuñu ko waaye nag xam nga ne ci jamono ji ni mu dëgëree du loo xamante ne dina mën a régler problème yëpp waaye teewul ne ñun suñu xalaat
ak sunu mbébét dafa weesu dimbal parce que artisanat suñ ko tegee ci yoon mu war a liggéey lañ ko soxlaa ci Sénégal artisanat mooy dimbale waaye kenn du ko dimbali. loolu moo tax ñun ñu am ay programmes yu mag yoo xam ne dañ ko bëgg a teg pour jàppale askan wi. pour que artisanat yi mën dem ci kanam maanaam li njëkk moom mooy dafay am ay zone de développement de l'artisanat yu ñu bëgg a teg sur place. zone de développement de l'artisanat mooy tey foo dem li ëpp ci li ñuy artisan yi di jàmbat mooy amuñu fu ñu dëkk fu ñu liggéeyee kaay tey bu su ne nga dégg zone bi xale yi mécaniciens yi yëkkati nañ leen ñii yëkkati nañ leen am nañu fu ñu ne ñun suñu xalaat moom mooy nañ leen di woon ay zone dédiée ay espace yoo xam ne ñoom ci seen bopp fa la ñuy liggéeyee ñu mën faa liggéey ci seen jot ci bakkan su loolu weesoo dañ ci xalaat ñu ne yooyu espace nan lañ koy defaree ba mu lii matériel yu xarañ dëppook jamono ñu mën leen ko jox foofa parce que tam loolu tamit bokk na ci limite ak objet ñu nga xam ne ay gàllankoor ci développement wu artisanat suñu weesoo loolu tam ñun ñu liggéey bu nga xamante ne suñu fa nekkee am fa ay matériel ñu tam boole ci li nga xam ne mooy formation capacitation ba li nga xamante ne mooy matériel yooyu ñu mën ko jëfandikoo ci li gën ak ci anam yi nga xamante ne moo gën a rafet te moo gën a baax ci askan wi loolu moo tax ñuy ci liggéey door nañ si sax di sant bu baax fii ñu toll nii ay maire yi nga xamante ne waxtaan nañu ak ñoom ba ñu jox ñu espace fii ñu toll nii muy monsieur le maire Mansour Faye bu Saint-Louis monsieur le maire Talla Sylla bu Thiès monsieur le maire Ablaye Baldé ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi waxtaan ak ñoom ñooñu ñëpp ñu ngi wax ak ñoom jox nañu seen kàddu jox nañu espace ñun incha allah ñun dinañ waxtaan xool ak suñuy partenaire xool ak état nan la ñuy mën a ñu liggéey foofu ba ñi nga xamante ne ñooy artisans yi ñu mën a am foo xam ne suñ fa demee liggéey dinañ fa liggéey ci seen jot ci bakkante kenn du leen fa fekk. monsieur le ministre yow yaa ngi koy wax sànq le secteur informel importance bi mu am maanaam yaa ngi koy wax ne 60% de création d'emploi secteur informel bi la. tey jii ñoom ñoo gën a impacté ci Covid bi. et puis seen beneen problème boo xamante ne ñu ngi koy jànkoonteel mooy wàllu formation ak accès au crédit loolu yëpp aussi lan moo si nar a nekk sa taxawaay. waaw maanaam formation accès au crédit li ñuy wax noonu loolu yëpp ñoo ànd. parce que tey su fekkee da nga jàppale nit ki ci financement te fekk amul formation amul activité yaa ngi koy gàllankoor soo ko defalee formation wala nga defal ko financement te amul activité daanu na. kon xel lu mu nangu moom mooy li ñuy wax chaîne de valeur moom mooy ñu jàppale leen ci ba ñuy door maanaam ci formation bi capacitation parce que fay artisans yi ngay gis Sénégal li ci ëpp ci ñoom am nañu xam-xam mën nañu liggéey xarañ nañu waaye li nga xamante ne mooy seen gàllankoor mooy capacitation mooy technique bu ndaw boo xamante ne moom lañ leen di jàppale ba fii nga xamante ne moom mooy seen liggéey ñu mën ko ñoŋal loolu rek moo ci des loolu incha allah dañ ciy dox ak suñu ay partenaires pour que loolu mu mën a nekk mais tamit financement aussi ñun dañuy xalaat ne que financement dañuy war a def bilan financement parce que depuis des années ñu ngi leen di financer mais lañ ci soxla amaguñ ko moo tax ñun dañuy xalaat ne que financement yi dafa war a sukkandiku tam ci ay centrale d'achat centrale d'achat parce que tey su fekkee dañ la ñëw jox la alal mooy numéraire xaalis te fekk yow fa nga koy jënde xamuloo ko wala xaalis bi formé wuñu la pour que noo koy organiser woo souvent li nga ciy am doo ko li nga ciy bëgg doo ko am mais su fekkee defal nañ la centrale d'achat defal la ay formation capacitation en gestion di nga xam ne yow li nga ci alal dañ naan lii nga koy yóbbu soo demee ci centrale d'usine ci centrale d'achat bi ñu ne la am nga ci lii ñaari fukki junni wala ñeent téeméeri junni yoo xamante ne matériel la soo demee nga am ko soo bëggee tamit ci centre d'usinage bi maanaam tey nga dem fa lii valeur temps boobu pour nga liggéey li nga xam ne mooy sa marché si bien que li nga soxla ci sa liggéey yëpp da nga koy fekk ci sa centrale d'achat boobu ñu organiser la te xam ne itam liggéey tamit pour que ñoom ñu am accès ci protection sociale maanaam li nga xamante ne dañuy saa yu ñu soxlaa feebar ñu faju saa yu ñu jaaxlee tamit ñu xam foo xam ne fa la ñuy dem yooyu yëpp ay lu ñuy wax rek chantier yu mag la am na tamit tey ñoom soo ko xoolee
li ëpp ci ñi nekk ci suñu secteur bi amuñu couverture maladie. absolument amuñu ko soo ko jàppee tey si téeméer couverture maladie universelle bi nag xanaa yëguñu ko. waaw mais xam nga couverture maladie universelle. yaay demal sa bopp rek kap sa cëgal guy. waaye tey ñu ne artisan yi am nañu boo xamante ne lii ci ñoom la. loolu amagul. te loolu moo war a ne maanaam tey ku am sa carte artisan. war ngaa mën a bokk ci lii. loolu moom mooy li nga xam ne loolu la ñuy dox parce que tey soo gisee téeméer ñoo gis ci ay artisan juróom ñaar ba jàpp ñett ñoo am kii comment dirais-je IPRES wala am caisse de sécurité sociale. loolu exceptionnel la. c'est exceptionnel maanaam kon soo ko xoolee ci xayma rek comme presque kenn amu ko. voilà am na si ñoom nag ñenn ñoo xam ne ñooy doxal seen bopp dem seen couverture am na sax ay OPA yoo xam ne am nañ seen ay créé nañ seen mutuelle ci mais loolu ay benn la ñun su doon suñu sago ñu liggéey ko ba nga xam ne benn lay doon ku ci nekk artisan tey rek soo ci demee gis ci sa bopp. mutuelle de santé. voilà man monsieur le ministre peut-être man fi ma bëggoon ñëw mooy par rapport ak commande publique bi parce que benn bu dul ñaar yoon dégg nañu ñi ngi jiite très souvent ñu promettre des choses mais dans la réalité des choses c'est autrement parce que gis nañu ni que souvent ñi nga xam ñoo di artisans yi neen ñu faral di gis seen bopp parce que lu ci ëpp ci matériel yi nga xamante moom la ñuy utiliser que ce soit seen kër yi de manière disons privée wala sax li nga xam ne moo di service public bi dañuy gis ni souvent matériel bi ñuy jël dañ koy importer jël ko biti réew alors que expertise bi am na fi parfois gars yi def yu rafet donc du coup tamit loolu dañ koy faral di dégg aussi artisans yi di ko kaas tey jii yow la moo ci sa xalaat par rapport ak situation boobu. loolu tam luy loo xamante ni ñun ñi ñëpp dañ koy naxarlu parce que Sénégal dafa am loo xamante ni nit ñi dañu ko bàyyeegul xel nit ki dafa war a gëm boppam nit ki dafa war a liggéey li nga xam ne ñun ñoo koy liggéey ñu gëm ko di ko liggéey dëkk boo gis mu avancé. li mu ko avancé moom mooy consommer local. ñun tant que consommer local boobu nekkul soo xam ne suñu gëm-gëm la ñu dëkke ko di ko jëfe dina am lu bare loo xamante ne du luñ ko bëgg du ci am développement Sénégal mënul am te weesuwul te amul consommer local tey soo demoon Europe foofu lañ jaar soo demee Italie tey oto yoo fa ëpp da ngay gis ne ay Lamborghini la ay Fiat soo demee France même chose di nga fekk ay Peugeot ngay fekk ku nekk fa nga dëkk da nga koy gëm damay gis tey publicité en France dañ naan fabriqué en France pour wane nekk suñ ko xasee bind rek kii client bi da koy gën a bëgg ñun tamit loolu nag moo ñu xaw a manqué mais teewul ne ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax ñuy woo tous les Sénégalais pour que ñu yeewu. mais bu fekkee jël consommer sénégalais bu fekkee da ngay dem jëli les matières premières ci bitim réew bëgg ko transformer ici bu le produit fini dafay cher trop par rapport ak yéen yi nga xamante ne dafay jóge bitim réew. il faut penser peut-être am suñu industrie locale yoo xamante ni dina yombal mbir mi. moom maanaam loolu mooy li ñu xam ne moom la ñuy doxal. tey jii soo xoolee suñuy artisan ci domaine bu nekk na. tey jii soo gisee ci yére habillement bi. mode Sénégal am suñuy tailleur kenn mënu leen. macha allah dañu ciy liggéey dafa laaj tuuti accompagnement ci ay financement ci ay yenn gestion yooyu rek yu tuuti la. loo leen manqué tey jii nga demaat ci commande publique bi ngay wax. ñu ciy remercier boobu monsieur le ministre le président waxoon na ne ñuy jox artisans yi 15% de la commande publique mais bu ñu yëgee ne le chambre des métiers bu ñu yëgee ne yow yaay ñëw enfin yónnee nañ ma benn cahier de doléance boo xam ne yëpp du ma ko mën a wax fii mais nee nañu que commande publique boobu dafa mel ni Dakar ak Thiès rek ñoo ko yëg beneen bi mooy seen budget ñoom dafa tuuti beneen bi mooy ñiy tourner autour du secteur de l'artisanat dafa bare les directions des ministères ba tax na daal difficulté yi day yokk ci wàllu woowu. loolu li nga wax nii yëpp ñoom dañu def diagnostic boo xamante ne bu leer la. il est vrai que artisanat bu njëkk ba ak secteur informel li muy liggéey dafa nekk ci loxo ñu bari. loolu moo tax président de la République tey créer ministère boo xam ne ministère de l'artisanat la. pour que li nga xamante ne mi ngi woon ci fépp ñu daal di koy delloo suñu loxo. centraliser ko pour ñu mun a am efficacité efficience. maanaam cohérence la laaj. absolument. parce que su dul loolu rationalisation maanaam liy dox kii dina joxe juróom kii joxe juróom kii joxe fukk finalement du ñu am dara. moo tax président daal di teg ministère boo xamante ne moom mooy ministère de l'artisanat et transformation du secteur informel pour que ku ci nekk la nga doon liggéey ñu booloo àndandoo def ko benn pour liggéey ko pour efficacité. moo tax loolu tam artisans yi wax lu xel nangu la parce que ñoom tam ñoo ciy dund xam nañu li leen gaañ ak li nga xam ne mooy seen problème ñun nag ñu ngi fi pour ñéem ko saafara commande publique bi.
15% yi. 15%. ñoom nee nañu Dakar ak Thiès rek ñoo. non la yem déedéet xam nga tey. léegi nii fii ma agsi nii maa ngi jógee ministère des finances doon waxtaan ak sunu xarit monsieur le ministre. Abdoulaye Daouda Diallo ak monsieur le ministre Mamadou Talla. pour commande publique bi nga xamante ne mooy tablement yi ñu war a defar pour éducation nationale. dañu teg marché bi daal di ne marché bu ne fu nga dëkk ñoo koy moom kooku leer na. kon waa Tamba tablement yi ñuy réparé yëpp waa Tamba koy gagné. c'est-à-dire mais au niveau local du am appel d'offre. non dafay am appel d'offre ci seen biir mais c'est que dafa am ay ci ñoom il faut ñu accompagner leen parce que dina am ñu ci bare dañuy bëgg demander mais amuñu formation amuñu yenn capacitation pour mun a am accès au marché. ok donc loolu ñun. ci sunu mbébét la mais ñoom tam jooy nañu que collectivité territoriale yi dañuy préférer dem jëndi feneen au lieu ñuy def seen commande. waaw loolu tamit nag loolu nag lu ñu ñaxtu la. te damay wax rek ne dafa am loo xam ne du ci collectivité locale kese ñëpp yéen nag sunu mbokk journalistes yi dem leen ci gën a ñaan ñu ngeen jàpp ci. parce que consommer local bi lu xam gëm-gëm la gëm-gëm boobu nag bés bu ne dañ ci war a wax. maa ngi leen di ñaan xam naa incha allah ngeen def ay émissions yoo xamante ne sur le savoir-faire local loolu suñ ko doon def chaque jour di wane di Sénégalais yi di liggéey am na ñu bare ñi ngi def lu extraordinaire mais nit ñi yëguñu ko. xamuñu ko mais 15% bi fan ngeen ci toll yéen 15% bi ñi ngi ci 62%. xam nga ne kon ku la mayoon 15% nga jël 62% ñun suñu bëgg 100% lañ bëgg. mais ñi ngi sant bu baax président parce que moom moo am idée bi ba ne 15%. première année bi. amuñu sax ay à peine 10% mais 2020. est-ce que 62% yooyu mi ngi dem directement ci artisan vrai artisan parce qu'il paraît que dafa am ay businessman yu dugg. pour capter quand même les marchés. de la commande publique. loolu moom mënul nekk. parce que xam nga businessman bi su ñëwee. di la livrer. yow fu mu lay livrer da nga koy xam. du liggéey boo xam ne dañ ñëw rek jox la ñun fii. nit ñi am nañu xam-xam yow su ma leen nee lii kii fii Sénégal lañ ko defaree yow dañ ko xam ndax xam nga ko wala defaree wuñu ko fi. kii bi ñu defaree Chine ak bi ñu defaree Sénégal ku am xam-xam di nga ko gis qualité bois bi du benn. ak yëpp parce que ñun suñu qualité bois moo gën a baax moo gën a dëgër. mais dafa fekk lenn moo nekk ci njëlbeen bi ñu bare dañu xamul woon accompagner wu ñu leen woon assez pour que ñu mën a am accès ci marché public parce que am accès ci marché public yi yombul. parce que am nga ay war na am yu bare yoo xam ne dañ la koy laaj que ce soit sur le fiscal yow sa quitus fiscal sa quitus social ak yeneen am nga dugg ci biir am comment dirais-je sa kayit GIE sa kayit yooyu yëpp nga xamante ne da nga ko war a am du yomb. mais loolu est-ce que du nécessité aussi que artisans yi xaw a organiser en consortium. c'est-à-dire loolu la wax mutualisation. mutualisation boobu ñun ci la ñuy dox. waaw et puis président de la République su ne transformation du secteur informel moom mooy pour que ñooñu fa ñu newoon. di réer ñu delloo si leen gindi leen teg leen ci yoon ba nga xam ne lu ñuy jot ak li ñuy jot muy financement muy marché public marché privé ñu mën cee jot. loolu moo tax transformation du secteur informel am solo parce que tey nit ki balaa nga koo mën a jàppale da ngay xam mooy kan. mais ki nga xamante ne binduwul. xamuñu mooy kan pour jàppale ko day jafe et puis soo ko jàppalee sax même joxe financement da ngay ne ci jafe-jafe xam nga lu tax parce que soo ko financé doo xam foo koy fekk mais ki nga xam ne bindu na xam nañu ay kayitam xam nañu léppam ba pare moom mu nekk koo xamante ne ay lépp lu ñuy laajte ci fiscalité ak ci yëpp bind na ko kooku day yomb tey nga jàppale ko ñun loolu mooy transformation du secteur informel moo tax président su ne artisanat ak transformation du secteur informel maanaam ñaari la yoo xamante ne ñoo bokk ndaxte bii mooy ñëw fekk si bii pour que ñooñu nekk ci informel bi ñu formaliser leen pour ñu mën accès ci marché public bi nag ñi ngi sant président di ko gërëm parce que ba mu ko amee ci xalaatam dafa ne 15%. mais tey jii ñi ngi ci 62%. su doon suñu sago nag
dinañ dem ba mu nekk 100% mais war du ñu yegg ci marché public bi kese. parce que marché privé bi dafa am solo aussi. mais il faut aussi ci seen biir waxtaan ngay gën a ñaax les artisans parce que aussi nit ñi bëgg nañ def commande publique mais bëgg nañ def commande ci suñu artisan le consommer local mais dañuy dem ba ci biir ñoo xamante ni duñu respecter les délais de livraison wala du baax wala boog duñu am respect vis-à-vis ki nga xamante ni muy ñëw di jënd tu es obligé d'aller voir ailleurs il faut aussi que les artisans gën a professionnels gën a am esthétique ci li ñuy liggéey aussi. non loolu yëpp mooy ci formalisation bi ñu ngi ci accompagnement bi nga xam ne dañ leen di accompagner te ma wax leen lu leer bés boo leen defoon émission man maa leen ko ñaan ngeen xool li nga xam ne artisan sénégalais yi dañ koy def lu leer la li nga wax ni dootoo ko waxati ñii dañuy wax lii parce que dafa li ñuy wax toujours day am a priori maanaam loo xam ne da nga ko daan yàgg dégg mu des ci sa bopp mais tey léegi artisan yu démb ak yu tey dootul benn léegi artisan liggéeykat la man gis naa ay artisans yoo xam ne ay maîtrise dañu am seen master arrêté dem defi artisanat moom laay wax toujours aux jeunes oser l'artisanat parce que ñooñu nga xam ne tey ji ay ils ont leur master ñii am seen bac +2 ñii dem ñëw ci artisanat bi ñooñu ñooy tirer ñeneen ñi. monsieur le ministre ñu gaaw ndax temps bi xaaruñu leneen loo xamante ne bëggoon nañu wax nañu ko mooy ne aussi ñoom seen chambre de métier yi dafa manqué de ressources humaines ba pare seen modernisation siège bi nga xamante ne muy union nationale des chambres de métier bi nekk Solida aussi ñu ngi la ciy xaar. dëgg la li ngay wax nii yëpp lu xel nangu la te dama ci waxtaan ak ñoom te duma ci gëj a waxtaan président union muy Insa Dieye maa ngi koy sant di ko gërëm moom tam parce que léegi rek balaa may ñëw jot naa ko waxtaan naa ci ak moom loolu suñu ay bébét moom mooy modernisation des chambres des métiers parce que nit ki ku nekk fa nga xamante ne kooku moo lay représenté dafa war a am xar kanam goo xam ne dina lay respecté mais ki lay représenté su fekkee xar kanamam dafa xaw a ñeeyantal tuuti wala moo xamante ne day xaw a matadi yow sa bopp sa respect bi ñu la war a jox du ko am kon incha allah ñun suñu objectif moom mooy très rapidement chambre des métiers yi ñu def ko chambre des métiers. jeexal très rapidement ci politique bi ndax yow Thiès nga nekk am ngeen un gros poisson Idrissa Seck ñëw na bokk ci yéen. xam naa léegi seen xel war naa gën a dal ak itam bi ngay soog a ñëw nee woon nañ da nga dajale sa ay mbokk di kontaan di waxtaan naa leen léegi gën nañoo am xaalis. mais loolu yëpp loolu ay wax seen i coono jeex na. yooyu ay wax la coono jeex na yooyu mënul xel nangu ko su ma la nee 800. groupement maa leen di encadrer man ci sama poche jënd ay oto jënd di leen fay leen encadrement ñi leen di encadrer yëpp chaque weer maa leen di fay télévision laa nekk est-ce que xalaat nga ne loolu am na benn liggéey fii boo xam ne mën na ma ko may amul kon su la nee ne dañoo kontaan xaalis ñëw na du dëgg mënul nekk mais man maa leen ne dañoo amoon jafe-jafe ndax amuñu woon accès ci financement amuñu woon accès ci accompagnement mais sant nañ yàlla léegi ba nga xam yàlla fi nga xamante ne foofu la ñuy laajte. ñun ña nga fa conflit d'intérêt jamais xel daf ko nanguwul sax. man mënuma def loolu kuy jël di maye. ci sa poos te kenn may ñaanu la ko du yow yaay jël di denc. wala di ko jox kenn koo xam ne soxlawu ko waru ko yor non non. mën naa leen wax politique bi incha allah nañ ko teg de côté loolu lu weesu la ci politique bi booy. ci politique bi non non politique moom ñun lenn moo ci nekk. ñun ñu ngi remercier bu baax. président Idrissa bi nga xam ne ñëw na ànd seeg ñun. parce que tam nit ki tam day wax loo xam ne moo nekk. kilifa gu mel noonu su ñëwee ànd ak yow. mënoo ne du dara kooku lu am solo la. ñun itam juste pour jeexal rek pour tooñ ko rek xam nañu gynécologue nga ndax ba tey yaa ngi am jot di dem. non non mënatuma xale yi vraiment metti na ma trop métti ah. koo tëj cabinet non non dafa am yeneen jeunes yoo xam ne ñoo may remplacer. mënatuma intervenir su doon sama sago xam naa su fekkoon président mën na ma ko may sax. ma am benn samedi sax may dimbali social. mais yéen ngay gis mais mënuñu ko. merci monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm bu baax sa teewaay fii ci Soir d'Info. merci vraiment kontaan bu baax di leen ñaaxaat nag que ñu def ay émission ci artisanat pour que nit ñi gën a xam li nga xam ne sénégalais moom la ñu liggéey solo la. maa ngi lay gërëm chef. merci Binta bon week-end à vous monsieur le ministre.